mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom tegu ci juróom-benn waxtu bisimilah ci xabaaru marax yi li ci gën a fës juróom-benneelu forum international ñeel wàllu finance islamique amal nañ ko niki tey ci suba gi xemem tef gi nag mooy fexe ba lal ak koom-koom boo xam ne day ba tënku ci wàllu islam li ci wàllu diine waaye tamit fexe ba loolee kon daal di ball diggante Malaisie ak Afrique sowu-jant niki tey ko lañ ko daal di amalee ci teewaayu kilifa yu bëri ci réewum Sénégal ak ñoo xamante ne kon ñu ngi nekk ci bitim réew dana ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi ci ndorteel li ak Mamadou Dieng. liggéey yi nga xam ne kon sumb nañ ko ci VDN bi ñeel te mu wóy ba Cambérène ba léegi nag des na noppi ba tax askan wi rawatina kon ñee fay yeewoo jafe-jafe dëgg la ñuy daal di jànkonteel ginnaaw lu jëm ci wàllu pollution embouteillage ak tamit jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy daj loolu lépp kon doon ñàmbat seen kaw dinañ ko yebbi ci biir xabaar rek Mame Seynabou Babou. ay junni tonnes lañu daal di lal ci këriñ yoo xam ne ko dañ ko teg ba noppi bàyyi ko fa ci centrale électrique bu Bargny loolu nag ëllëgti ko ci askan wi rawatina ko ñuy xeex ak yelleefu doomu aadama yi rawatina ñi nga xam ne ko ñooy taxawu nit ak ndëkk wëram di environnementaliste yi ñoom nag danoo yëkkati seen baat askan wi nag nekkoon fi mu ne nii kon danoo fatt te la leen fatt mooy pollution bi ball ak liggéey bu nu samb ci port bu Bargny loolu lépp njàmbat dañ ci dikk li mu gën a yaatoo ci ndorteelu xabaar rek ci njeexteelu xabaar yi ak Babacar Seck mbokk loolu moo gën a fës ci këru xabaar yi nees kis bu yàlla ànd ñu ci faram fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seet ànd ak ñun ci ITV xabaaru marax yi des ko door rek duñ ko junjee ci ndorteel li ak juróom-benneelu forum international finance islamique ni ki tey lañ ko daal di daloo ci Sénégal ci teewaayu kilifa yu bëri nag ci Sénégal ak ci bitim réew loolu nag fooy fexe na loo ngi def ba jaaree nag lépp ci wàllu finance islamique ngir rek Afrique sowu-jant ak Malaisie seen diggante rawatina kon lu fiy jolli ci wàllu industrie comme bi daal di ball leru ci finance islamique ñu teewul ci leeral yi nga xam ne kon moo bàyyeekoo ci ndaje bi ak Mamadou Dieng. Institut africain de finance islamique di xërtal réew yi ci Afrique sowu jant ngir ñu roy ci modèle économique islamique bu Malaisie loolee ngir suqari koom-koom yi la réew. Malaisie yàlla may na leen xarañte ci lépp loo xam ne dafa jëm ci islam ak ci économie ba ñoom boo gisee ren ñi ngi wax ci business halal ñi ngi wax ci waqf waaye ñi ngi wax ci seen programme bu aj am nañ programme aj boo xam ne nit ñi dañuy cotiser bu ñu nekk xale bu ñu nekk mag mën a aji waaye dafa nekk fonds d'investissement boo xam ne dafa am doole ci économie. Sénégal nag foofu la toll nan lañ mën a utiliser finance islamique bu mu nekk levier de développement bu mu nekk loo xam ne day indi développement économique. finance islamique lu ko wutaleeg yeneen xeetu finance yi mooy bile dafa ànd ak ay ponki l'islam. ni ñu koy defee l'islam dafa jàpp ne banque yi ngi jëflante ak client dafa am riba mooy loo xam ne dafa am ko ci tooñ borom l'islam nag dafa proposé benn doxin boo xam ne kenn ku ne dina jëriñ te kenn doon sa borom. fii nii l'islam ñu proposé mooy li ñu waxee musharaka wala dara maanaam borom xaalis bi ki nga xam ne dafa liggéey dañuy am associé bu fekkee projet bu bari bari liggéey ci moom la bénéfice seen lu baax ak seen. ci juróom-benneelu forum AIF bii jëm ci finance islamique gouvernement bu Sénégal di dalal xel yi jëm ci topp modèle bile ndax dafa méngoo ko gis-gisu njiitu réew mi. En tout état de cause, notre continent ne doit pas rester en marge de cette belle dynamique internationale, surtout qu'il dispose en la matière d'avantages comparatifs à faire prévaloir. Chers participants, le Sénégal, en ce qui le concerne, est très attaché aux principes et valeurs de la finance islamique qui irriguent fortement la vision politique du président Macky Sall pour un Sénégal émergent dans la solidarité, l'équité et la justice sociale. jëwriñ ji ñu dénk wàllum diine ca Malaisie ak président directeur général bu banque islamique ñoom ñu bokk ci forum bi jaarale ko ci vidéoconférence ay doléances ñu yëkkati ko ci biir forum bi mu bokk ci fexe nu ñu dimbale ndaw ñi ñu jot ci ay bourse ngir dem bitim réew jàng wàllum finance islamique jëwriñ ji ñu dénk wàllum finance ne loolee dégg na ko te dana ko jottali njiitu réew mi. Mamadou Dieng jërëjëf ñu daal di waxtaanee kon ay kuréel yoo xam ne danoo sampe ci réew mi ak ci Afrique sowu-jant ñoom nag ne la ñu bëgg mooy dañu war a déglunte
bàyyante xel waaye itam lëkkaloo ngir lépp loo xamante ne jëm na ci ëllëgu Afrique doon lu ñoŋ loole nag mooy li tukkee wala boog di xememteefu ROPA di ab kuréel boo xam ne daal di jàppale baykat yi ak lépp ñu yëngu ci wàllu mbay ci àdduna wërngal këpp rawatina kon fii ci Afrique sowu jant ak CNCR ñoom nag la ñu bëgg rek mooy daje waxtaan wu lël wu yaatu la ñu amal ngir sottante xalaat seen diggante ngir rek fexe ba xool nan lu ñuy def ba lépp lu jëm ci wàllu financement doon mën a ñoŋ waaye tamit koom-koomu Sénégal rawatina kon Afrique sowu jant doon lu ñoŋ reportage Abi Ndiaye. gën a dooleel suñu produits agricoles gunge organisation producteurs agricoles yi ci lu jëm ci wàllum financement lu ci mel ni GAFSP ak fonds ABC fexe ba Afrique moom boppam ci wàllum lekk gi loolu bokk na ci ponk yu ñu waxtaanee ci ndaje bi nga xam ni waa ROPA di réseau bi ëmb organisation producteurs agricoles yi ci Afrique sowu jant ak CNCR di comité national coopération des ruraux du Sénégal amal tey jii ci CICES ngir tasaare ay xibaar ci ñaari jumtukaay yi. bon ndaje bi li ñu si war a jàpp ñaar la mooy dañu ñu woon tasaare xabaar jumtuwaay yoo xam ni lii mën nañu dimbali si financement benn bi nañ ko tuddee GAFS dafa nekk terme bu anglais dama ko mun nag farfàcceek si wolof mais la ñu si war a jàpp rek mooy temps bu ñu amee crise 2008 te ba lu ñu dund xaw jafe siir adduna bi dañu xalaat benn jumtuwaay ñu tuddee ko ñu ni nañu fexe ba am jumtuwaay boo xam ni dana financer mbirum li ñuy béy li ñuy napp li ñuy sàmm mais mu gën gaaw ñu xoolaat lool ñu am koppoor yi toog ba créer jumtuwaay boobu. naka la ñu mën a def ba Afrique moom boppam ci lu jëm ci lekk gi dafay laaj ñu jàppale baykat yi sàmmkat yi ak nappkat yi ci lu jëm ci seen production suñu sukkandikoo ci ay kàddoom. ñett mbir la rek gën jàppale mbéy sàmm napp gën jàppale kuy béy suñu demee ba béy ñu am fu ñu koy jaay suñ koy jaayee effectivement mu nekk njëg bu baax loolu su amee rek effectivement yaakaar naa si diir bu jamono mën nañu si joxe ay firnde yu wóor. soriwul mooy jàppale kuy béy kuy sàmm kuy napp suñ ko ba jàppale si production am ñu jàppale ko si commercialisation am ñu jàppale fexe ba valeur ajoutée lu muy béy des si moom mooy ñu transformer suñuy continuer di jàppale lool rek mën nañu am yaakaar dund yaakaar bu am solo. Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire di GAFSP ak fonds ABC di ñaari jumtukaay yuy gunge organisation producteurs agricoles yi. ñu doon waxtaanee tey jii ci seen njëriñ li ñu xaar rek mooy fexe ba Afrique moom boppam. Abi Ndiaye jërëjëf dikkub Karim Wade ci Sénégal loolu nag mu ngi tënku ci commission bi nga xam ne njiitu parti bi Abdoulaye Wade samp na ko ay bés bi ñu génn di ab ko commission nationale ngir xool nan la ñuy def ba lal ay pexe ngir ñu mën a teg yoxoo gox yu bëri ci Sénégal loolu nag mooy xalaatu kii di Nafissatou Diallo moom nag moo yore lépp lu jëm ci wàllub communication interne bu parti démocratique sénégalais waaye tamit yore lu jëm ci wàllu réseaux sociaux yi moom nag nee na daal wóor na ko ni kuréel gii ginnaaw sampe gi ay gox yu bëri ci Sénégal kon PDS dina ko teg loxo moom moo nekkoon ganu Tok Tok Sénégal yu tolli kàddoom ci micro mi gi Maram Ndiaye. commission bi moo koy déterminer parce que ñun dañu ni réfléchir leen nu ñuy demee ci élection lépp loo leen xalaat ni baax na pour ñu mun a gagner def leen ko sur papier def leen rapport lépp loo leen xalaat comme proposition def leen ko rapport donc loolu la ñuy def bu fekkee nag nit ñi dañu estimer que même au niveau des communes collectivités locales nga xam ne en général yëfu gox la il est nécessaire que Karim ñëw tant mieux on le mettra dans le rapport et Karim xam naa ne militant bu discipliné la koo xamante ne ku fonk parti bi la ak ku am sens de l'honneur ak de la dignité bu fekkee nag on juge que du moment bii la war a ñëw également loolu yëpp dina nekk ci rapport bi te c'est à ce moment seulement qu'on saura ce qu'il y a lieu de faire et est-ce qu'il devra venir ou pas mais loolu man mënuma ko déterminer collégialement dañuy toog waxtaan ko tëju waxtaan ko def rapport bu ñu gëmloowee ni sénégalais yi boo leen nekkul bloc def benn mënu leen gagner dara erreur la parce que sénégalais yi kon dañuy dem ba xalaat ni ëllëg bu ñu àndul dañu naan échoué nañu sénégalais yi dañuy taxaw ne ñoom ñëpp a yem ñoom ñoo ni woon dañuy ànd ça va se retourner contre nous et ce sera en faveur de Macky Sall ce discours est très dangereux parce que day installé wu ci subconscient sénégalais yi dañu naan di nga gis sax ñu demul voter ne ànduñu jarul sax may sonn di voter ji parce que mënuñu gagner et ça fait le jeu de Macky Sall moi je pense que bu ñu mënee ànd tant mieux bu ñu mënul ànd bu ñu gëmloo ni sénégalais yi ni amul
que le peuple n'est pas assez fort pour faire un changement autour d'un parti politique, autour d'une coalition politique, autour de plusieurs coalitions politiques de l'opposition. Le peuple est assez fort pour faire les changements nécessaires bu ko soxlawee. ñu àddu ci wàllub pàcc mi ci Sénégal directeur hôpital régional bu Ziguinchor dañu ko dàq Mballo Dia Thiam moom mooy secrétaire général ànd gësëm da ko daal di naqaru ndax jàpp na ne kon l'hôpital bi bu dee am na jafe-jafe nekkul ci ni ko yoree waaye nag ci koppar yi nga xam ne kon moom lañ ci war a def ngir hôpital bi mën a nekk ci loxo yu mucc ayib loolu daal di jàpp ba tax kon ma ngay sàkku ci état bu Sénégal mu daal di leen kon jagleel ab financement boo xam ne dinañ ci lalu di ci mën a indi saafara lépp loo xamante ne jafe-jafe la ci l'hôpital ba ca Ziguinchor ñu dem fekk fa sunu naataango Assane Ba. ñu nekkoon ci tournée d'information ak mobilisation ci Bët Saalum réew mi ginnaaw bi ñu defee seen dépôt de préavis de grève ci 12 avril bi te mu jeex le 11 mai plateforme bi nga xamante ne moo ëmb syndicat santé yi ànd gësëm rafetlul benn yoon dàq bi nga xamante ne dàq nañ ko directeur hôpital régional bu Ziguinchor buñ sukkandikoo secrétaire général bi problème hôpital bi nekkul problème conjoncturel waaye problème structurel la. wante ñun li ñu gën a jàpp mooy hôpital bi joxuñu ko koom bi tax mu war a mën a fonctionner. maanaam li ñu naan subvention parce que hôpital boo xam ni ay 250 millions 300 millions lañ koy jox pour atum lëmm li ci des yëpp ci poste malade yi lay jógee kooku joxuñu ko loolu alors que état dafa am li ñuy wax mission de service public bu mu war a mën a fay mooy la contrepartie de la mission de service public. Bon, maintenant fonds de dotation yi war nañ am parce que santé aussi compétence transférée la donc il faut que ñeneen kuréel yi aussi di ci dugal seen loxo. budget consolidé d'investissement ak subvention d'exploitation bi nga xamante ne tolloon ak dépense hôpital yi moom la secrétaire général ànd gësëm di laaj pour hôpital régional Ziguinchor ak hôpitaux Sénégal yëpp. maintenant ressources humaines yi il faut que ñu indi ko fi mais budget exploitation bi ñuy wax dañ ko war a joxe mais aussi ay subventions pour ay investissement parce que boo amul excédent de croissance maanaam comme bi boo amul ba mu des parce que équilibré compte rek lañ leen wax mais doo mën a investir boo investir aussi doo gën a mën a exploiter loolu mooy problème yi nga xam ni directeurs yi moom la ñu jànkoonteel moom la aussi sujet def naa du problème mu nit même bu dee am na problème mu nit aussi problème mu ressource la yi ñu war a joxe. muy àddu ci bor yi nga xamante ne couverture maladie universelle amel na ko hôpitaux yi secrétaire général plateforme ànd gësëm bi jàpp na ne rek ab goulot d'étranglement la. Assane Ba des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram waaye billion ci banlieue bu Ndakaaru rawatina ca Géejawaay ab kuréel moo fa daal di sampé di ONG ngir rek fexe ba jàppale jigéen ñi nga xam ne dañoo toll ci diggante rawatina ñi amee laago ci dëkk ba ngir rek fexe sàmmonteeg seen wàllu ca pàcc. ñoom nag jot nañu amal ay consultation jëm ci wàllub cancer du col de l'utérus waaye tamit fexe ba daal di leen xamle ak planification familiale rawatina kon traitement ci IST loolu lépp nag luñ ci rek mooy fexe ba soxna yi nekk ay soxna yi dund ak laago seen nekkin ci wàllu pàcc doon lu mucc ayib moom la ñu fàtte ci leeral. lépp yombul ci jigéen yi nga xam ne ñooy dund ak laago ñoom yenn saay ngir ñu jot ci bërëbu fajukaay yi le rawatina lu dem ci ëmb ak wasin doon na li nga xam ne jafe na bu baax a baax ci ñoom suñu sukkandikoo ci Fatou Diop di secrétaire général kuréelu jigéen yu am laago nekkee ci Géejawaay moom mu ngi wax ci jafe-jafe yi nga xam ne morome mi ñu ngi koy dund. déjà nga nekk handicapé rek loolu rek problème la ba pare nga bëgg cee tegaat yeneen problème yi nga xamante ne dafa lié ak santé bi. moo tax nag tey jii su fekkente ni waa Marisop dañuy ñëw déplacé ñëw fii pour defal ñu dépistage ci col de ci cancer col de l'utérus aussi tamit defaale causerie sur planning familial loolu dañ koy rafetlu bu baax. cancer fa nekk maladie boo xamante ni maladie bu dafa dangereuse ba pare maladie silencieuse la daf lay téye di la ronger ci suuf doo teelu jóg jël les devant bés bu feeñalee boppam dem ba fësal boppam yow soo otul yow moom yàlla rek a xam. ngir yombal ak gunge nit yi nga xam ne ñu ngi dund ak laago rawatina jigéen yi lee ngir ñu mun a jot ci wérgu yaramu yaay ci ëmb ak imbi Maristop dugg na ngir jàppale jigéen yi di dund ak laago nekkee ci Géejawaay ñoom indil nañ leen ay sages-femmes ak i relais ñooñu rek ngir jàppale leen ci wérgu yaramu yaay ak doom rawatina ci ëmb ak imbi. fas yéene jàppale jigéen yi nga xam ne dañoo nekk en situation d'handicap ci fii si Wakhinane Nimzatt activités yi dañuy maye dépistage cancer col traitement IST ak lépp lu nga xam ne SR la en général surtout li nga xam ne moom mooy traitement IST ak planification familiale. xam nga Marisop moom li muy liggéey mooy les personnes vulnérables lay gën a liggéeyal
mooy bépp jigéen bu nga xam ne da nga nekk ci en situation difficile Marie-Sob day liggéey ak yow. wérgu yaram doon àq ak yelleefu bépp nit lu nu mel la ONG Marie-Stop xam loolu tax na ba moom indi na ay ndimbal ngir jàppale jigéen yi nga xam ne ñooy dund ak laago nekkee ci géejawaay jàppale leen bu baax a baax ci seeni wérgu yaram rawatina ci ëmb ak imbi bile bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel jigéen yi nga xam ne ñu ngi amee laago nekkee ci fédération bu nekk ci géejawaay. Mamadou Lamine Fati jërëjëf askanu Sénégal wërngal këpp ginnaaw bi ñu leen laajee ñoom nee nañu ànd nañu ba jeex tàkk ci liberté de la presse ñoom sax ñu ngay sàkku ci taskatu xabaar yi ñu gën a addu ci li nga xam ne moom la gouvernement bi di def ci réewum Sénégal ginnaaw nag rapport boo xam ne wala sondage boo xam ne réseau panafricain Afrobaromètre ñoo ko fësal ñu ànd ci leeral ak Moustapha Gabar Diop. ñu sukkandikoo ci enquête Afrobaromètre 75% wu Sénégalais yi jàpp nañu ni journalistes yi mën nañu daan seen doole ci suñu réew te kenn du leen tere wax. wala sax gouvernement di si dugal loxoom yi li citoyen jàpp ni presse bi dafa war a mun publier bépp kàddu wala sax xalaat te gouvernement di si dugal loxoom 75% nit yi ñu laaj ci enquête bile jàpp ni que journalistes yi di enquêter si guerre ak li gouvernement di def te jaaduwul si seen liggéey la bokk 15% yi jàpp ni que reportage yu bon baaxul si réew si li jëm si élection présidentielle bu 2019 genn wàllu sénégalais yi rek ñoo jàpp ni que médias yi jox nañu bépp candidat kàddoom ci enquête bi la nag ñu ngi laaj 1200 sénégalais ci diggante décembre 2020 ak janvier 2021. liggéey ñu sumb ba tey noppeegul ci VDN 3 prolongement bi loolu nag moo ëllëgtiku ci kaw askan wi nga xam ne ñu dëkk ci peggub tali bi ñoom nag nee nañu ñu ngi daj ay coono bokk na ci ay nokki gasoil goo xamante ne ki essence gu dul jeex la dem beeg dikk wi daal di xat gàllankooru loolu lépp kon doon jafe-jafe seen kaw ba ñoom nag nee nañu loolu lépp nag di jafe-jafe loolu bëgg mooy liggéey kon daal di noppi ginnaaw daj coono yi ñuy daj bés bu nekk ci ngir jéggi waaye tamit ngir dem dox seen soxla ni mu waree. Reportage Mame Senou Babou Augustin Mandan. xet gu bon poussière tali bu xat yoon wu jafe ci diggante soxiwaay ak toogin gu metti xol yu tàng bakken yuy fatt ñi fi dëkk ak ñi fiy aw ñépp di ñaxtu yoonu coono ak yàqute jawwu ji ci ñi fiy yeewoo ak ñi fiy romb ay jàllu suuf ak i xeer yoon wu xat loolu ay oto yuy teggi ngir daw xataayu tali bi yéexaayu liggéeyu autopont Cambérène nekk lu sooxel liggéeyu taximen yi ci kàdduy maar di déglu musique mu nekk lu Mouhamed di dëggal Cambérène moom buñ fi aw parce que parfois day bari embouteillage trop parce que travaux moo àggagul maa ngi jëm côté boobu maa ngi jëm ba Nooto moo tax ma bëgg may jaar si côté bi mais heure bu muy jaaree bu dee ngoon la parce que day bari embouteillage ba pour nga jàll problème embouteillage moom da ngay lakk gasoil en même temps day jël si temps su boobaa itam day doon leneen. dëgg yàlla métti na de métti na trop des fois surtout weekend ni ay samedi dimanche nii day xat trop gars yi war nañu si jàppale yeggali ko daal. 15 heures jëm ni moom day xaw a day tar quoi day métti trop. waaw day métti trop da nga gis tax da nga client dañ la arrêté jëm côté bi wax la ko sax yow da ngay boo xalaatee embouteillage da ngay bañ doo nangoo dem. Mamadou yàkkamti wax ci biile mbir moom Cambérène lay yeewoo. bu ñu sukkandikoo ci moom am taxi sax dafa dem ba nekk lu métti. ndax fii ni muy mel daal ngoon gi ëpp na trop wax dëgg yàlla amul samedi amul dimanche chaque jour day xat chaque jour waaw heure bu nekk fii dem embouteillage. nga jiyoo ko côté bi dem côté Guédiawaye wala nga jëm côté Kër Massar bi nii xaw na jafe trop pour nga arrêté taxi sax ba mën la fa yóbbu day xaw a métti wala xam ne danga taxi lu seer heure bu nekk mu ngi am embouteillage ku ñu ci dimbale daal wax dëgg yàlla ñu jël quoi ndax tamit travaux yi mu ngi bëgg a yàgg. dawalkat yi ak ñi fi dëkk ñoom ñëpp ñoo ngi nakarlu liggéey yi taw a jeex bu taximaan yi di jooy waxtu yu bëri yu ñu fiy ñàkk clients yi ñoom ñoo ngi jooy fay yu cher yu ñu leen di laaj lépp rek ndax yi les travaux.
Mame Seynabou Babou jërëjëf maa ngi koy junj ci ndorteelu xabaar yi ay junni tonnu këriñ yoo xam ne kon dañu ko teg ci centrale électrique bu Bargny ba noppi ba ko fa loole nag tax ba ñi nga xam ne ñooy xeexal nit ak nëkkooram daal di jóg taxaw temm ne nag loole mën ni di jafe-jafe ci ba askan wi rawatina kon seen wàllub nooy ak wàllub nekkin gi ñoom nag nee nañ kon loole lépp jafe-jafe la ginnaaw askan wi fa yeewoo waxtu yi kon doonoo fàtt ginnaaw li jëm ci tabax bi nga xam ne ñu koy def ci pont bu Bargny ak pollution bu fay daal di balle loolu lépp kon doon jafe-jafe Babacar Seck reportage. donte taxaw na centrale bi togg courant ci Bargny indi na njaaxare ak tiitaange ci kuréel yi nga xam ni ñooy sàmm kéw gi li ko waral la di charbon bi nga xam ni moom la ñuy jëfandikoo lu ci tolloog juróom-ñetti fukki junniy tonnes ñu ngi ko jàll ci bërëb ba te mu mën a lor ñi nga xam ni ñoo dëkk wala liggéeyee ci peggu centrale bi. ay tas de charbon plus de 80 000 tonnes de charbon ñu ngi ko teg fii si gannaaw centrale bi ñu ngi ko def si biir centrale bi mooy que nappe phréatique bi fi nekk ni nappe bi yëpp yàqu na nappe bi yëpp yàqu na léegi nag charbon boobu bu fekkee ngelaw li da koy jël muy naaw loolu déjà li muy indi ci pollution ak ni muy def ci population yi kenn xamul nu mu toll jigéen ñaa ngi di fi liggéey y a plus de 1000 femmes qui travaillent ici waaw léegi poussière yooyu yëpp daf leen di jàpp est-ce que réellement on parle de développement parce que cette centrale ne peut utiliser que 57 personnes bu doon dox mais est-ce que mën nga ko jël changer ko ak les 1000 femmes ak yeneen 500 personnes yoo xam ne dañuy travailler ici dans la zone te loolu lépp daf koy polluer. ay xibaar yëpp ni am na benn usine buy yëngu ci wàllu weñ bu nu war a def fu soriwul dara centrale à charbon bi buñ ci boolee pooru Bargny Sendou mën naa jur lu jéggi dayoo ci wàllu tooke ci dëkku Bargny bu nu sukkandikoo ci kàddu ñi aar kéwu gi. amul ci àddina fu ñu jël centrale à charbon teg ci wetam nu mu tudd usine de sidérurgie tegaat ci wetam un port vaquier parce que je ne parle même pas du port minéralier du port bi déjà ay bateau yu mag lay jël bateau yu mag yooyu dañ ne benn bateau bi pollution bi mu def mu ngi égal à 50 000 véhicules mooy juróom fukki junniy oto yuy daw lu muy génn ci pollution moom la benn bateau boobu di génne ñaati bateau ñoo fi jaar yëpp ñu wax ko def fi ak fer bi waaw mais foofu est-ce que réellement la population de Bargny va vivre. kuréel yi nga xam ni ñooy dox ci aar kéwu gi ñu ngi oo nguur gi ñu sàmmonte ak digge yi nga xam ni defoon nañu ko muy tere ku jëfandikoo charbon ñu war koo doore ci ñetti usines yi nga xam ni ñu ngi ci réew mi di defar ciment. laajum tàggat yaram Pape Malick Diaw lañ ci àndal Pape Malick maa ngi lay nuyu asalaamaaleykum. maaleykum salaam Baba Ndiaye. des koy door ak recap yi nga xam ne ko danañ ko def ci 19e journée bu Ligue 2 ak 20e journée bu Ligue 1. mu ngoog kon ni ki week-end gi amoon nañu ay match yu am solo ci li nga xam ne moo di Ligue 1 ak Ligue 2 comme ni nga ko waxee information yi ñu ci mën a jàpp moo di li nga xam ne ni moo di bas tableau ci wàllum Ligue 1 ci diggante ñaari tali ak ki nga xam ne moo di US Gorée ñoom ñaar ku ci nekk sa boor da nga daal di gagné ngir jéem a ba tey sauver ci li nga xam ne moo di saison bile ci beneen woor bi mun nañu wax ni Teungueth FC moom bii mooy ñaareelu match nulam yoo xam ne daf koy daal di tegle mun nañu jàpp it li nga xam ne moo di Pikine ak Casa Sport ñoom ñi nga xam ne dañoo mujj tembu ci match bu am solo ci wàllum Ligue 2 mun nañ ci jàpp it li nga xam ne moo di xeex wala boog li nga xam ne moo di duel bi dox ci diggante ba tey Guédiawaye FC ak ki nga xam ne moo di Linguère pour champion bi nar a am foofee ci Ligue 2 loolu lépp ñu ànd ci Cheikh Diop. fukk ak juróom-ñeenteelu bëccëg bu championnat bu national bu première division amal nañ ko ci dimanche ji waaye liñ ci mën a jàpp bokk na ci génération foot am na ci ndam ñoom ñoo ñee di waa Dini Biram Ndaw ñoo sax dalal waaye daan CNEPS excellence bu Thiès daanu yaatu ñetti bal ci dara loolee sax tax na ñeenti poñ dong moo dox seen diggante ak ki nekk ci bopp bi mu di Teungueth FC ak iti ñaar ci digganteem ak AS Pikine mi ci topp AS Pikine moomee sax daa témboo ak Casa Sport ci biir terrain am kenn dugalul sa morom dara donte ne stade bi feesoon na lool mu di Alassane Djigo waa kër Youssouf Dabo it dañoo témboo foofee ca Ngalandou Diouf ci seen diggante ak jàmbaar bu sali la ku nekk dugal sa morom benn bit loolee doon ñaareel bu jogante yoo xam ne ñoom ñi waa Tëngéej ca amuñu ndamam équipe bi nekk ci suuf ñoom dañoo prox ndool rek ci bëccëg bii ngir mën a yeewu waat ñaari tali moo dem fekk stade de Mbour daan ko benn bal ci dara doon ñaareel ndam yu tegaloo yoo xam ne ñoom ñi am nañ ko te it di wéy di yaakaar des ci première division bi US Gorée ñoom it mën na ñoo nooy waat gannaaw ba ñu amee ndam ñaari bal ci dara ci seen digganteeg Mbour Petite Côte waaye ba fi mu ne nii ñoo mujj ci classement bi Jaraaf moom it xaw naa yeewu waat gannaaw ba mu demee Alboury Ndiaye Njàmbur daan leen fu benn bal ci dara Njàmbur moomee sax mi gën a jege ndànk-ndànk rek suufu tableau bi ci deuxième division biir jongante nañ yenn ci match fukk ak juróom-ñeenteelu bëccëg bi liñ fa mën a jàpp bokk na ci xëccoo baa ngi dox ci diggante Guédiawaye FC ak Linguère bu Saint-Louis ci bopp classement bi
waa Guédiawaye yi am nañu ndam ci seen diggante Kër Madior mi ñu xalaatoon ne dina métti lool mi nekk ci ñetteelu place bi benn bal ci dara waa Linguère ñoom it dañoo am ndam gannaaw ba ñu daanee Renaissance bu Ndakaaru ñaari bal ci dara Union sportive bu Wakaam moom daan na Africa Promo Foot mi nga xam ne ba ñu tàmbalee ba léegi mu jëwlu am ndam benn bal ci dara la ko daan na waa Sonacos bu Diourbel ñoo daan Thiès FC benn bal ci dara waaye ba tey ñu ngi ci juróom-ñetteelu place ci classement bi ñu jeexalee ko Amitié FC ak EJ Fatick mi nga xam ne dañoo témbu kenn dugalul sa morom dara. Baye Cheikh Diop jërëjëf des ba tey ci wàllub tàggat yaram ak fédération sénégalaise bu football ñoom nag dañoo def xaatim déggoo seen digganteeg Air Sénégal ci diirub ñetti at Pape Malick. waaw fu mu nekk nii mën nañu jàpp ni ki nga xam ne moo di Air Sénégal jamono ji moom mooy nekk li ñuy wooye transporteur officiel ñi nga xam ne ñoo di gayndey Sénégal ñu nar a génne lu daf bokk loxo si poos génne li nga xam ne moo di 600 millions yoo xam ne ci ñetti at kon lañ koy daal di amale muy convention boobu la nag ñu ngi koy daal di signé foofee ca Diamniadio ci teewaayu yenn ci ay joueurs équipe nationale moo xam Sadio Mané ak ñu ni mel ñoom nag ñu am mbégte loolu ci li nga xam ne moo di fédération doxalin bi mu amee ñu ànd ceeg Babacar Seck. fédération sénégalaise bu football ak compagnie aérienne nationale Air Sénégal xaatim nañ ab déggoo ci ñetti at équipe nationale yi di yëngu ci wàllu football Air Sénégal la ñuy tukki. déggoo boobu dafa mel ni Sénégal ak Sénégal ñoo déggoo xam nga Sénégal ak Sénégal fu ñu jaar ànd déggoo boobu bu ngeen xoolee sax suñu avion yi Air Sénégal duñ ci bind sax Air Sénégal Sénégal lañ ci bind fédération football sénégalaise. loolu mooy suñu équipe buy dem ci di jouer ci terrain duñ ci bind équipe Sénégal de football Sénégal lañ ciy bind loolu moo tax suñu ànd mënul ñàkk. fédération sénégalaise bu football dina jot juróom fukki millions at bu jot muy jóge ci Air Sénégal ak ay yombal yoo xam ni dinañ leen ko jagleel ci seeni tukki. am na budget bu ñu génnee boo xam ne si ñetti at yi nañu versé lu toll ci maanaam 50 millions at bu nekk bu weesoo loolu tam. dinañu jagleel loo xam ne moom la ñuy wax échange marchandise maanaam du si koppar la ñu koy jox mais ci ay billets d'avion ñëpp xam nañu actuellement suñu équipe yi muy équipe A bi tuuti tànk yi jigéen ñi ñëpp ak même beach soccer ñu ngi waajal coupe du monde dañuy voyager rek dañuy jouer fu nekk pour mun gën a eesal suñu niveau donc am possibilité boobu lu am solo la ñu yokk ci tamit ñu ne ñu bu fekkee da ngeen dem dëkk boo xam ne xëj na amaana Air Sénégal demagu fa dañu xool naka la ñuy mën a utiliser ñun suñu kattan pour yombal leen billets yi si yeneen compagnie def naa loolu tam lu am solo la. joueurs yi ci seen wàll mbégte leen am ci lëkkaloo bi ndax mën na leen may ñu gën a xarañ ndax seen tukki dina mucc ayib ak Air Sénégal. comme niñ ko gisee ci dëkk yu bëri tamit dañuy gis ay compagnie di accompagner seen i dëkk kon tey logique la Air Sénégal di accompagner équipe nationale mbégte bu baax la mbégte bu mag la si ñun di leen remercier te ñi ngi espérer daal gagner ay titre pour Air Sénégal indi ko Sénégal dugg ci vol bi waaw tëdd bu baax nelaw bu baax lekk bu baax yegg si jàmm. 600 millions de francs CFA Air Sénégal dina ko teg ci loxo fédération sénégalaise bu football ci ñetti at yi di ñëw. Babacar Seck jërëjëf Augustin Senghor moom moo jiite fédération sénégalaise bu football indi na ay tontu jëm ci pelouse bu Stade Lat Dior na mu mel. mu nga indi na ay tontu gannaaw ba nga xamee ni gannaaw match bi ñu amal ci suñu diggante ak Zambie jural coow bu bëri li nga xam ne moo di pelouse bi ak jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ci biir match bi ba kii di Sadio Mané amoon ci li ñuy wooye ab coup de gueule wax boog ñaxtu ba nga xam ne am na ko ci pelouse bi moom Augustin Senghor indi ci tontu ndax jàpp na ni. li nga xam ne moo di qualification mondiale yi foofu lañ koy amee ci weeru septembre te lii di defaraat yi jamono ji ñu ngi ci te jàpp na ni li nga xam ne moo di moom mile ak taxawaay bi mu am ci li nga xam ne moo di fédération bëgg na yooyu le rafistolage yi nga xam ne ñu ngi koy amal foofee ci terrain bi bëgg na mu gën a gaaw te yéene na li nga xam ne moo di pelouse bi mu noppi laata septembre googu Sénégal nar fa dalal li nga xam ne moo di qualification yi jëm ci coupe du monde ñu teewlu ko. fédération lëkkaloo ak ministère ne ñun dinañ def liggéey bi te donc def nañ si liggéey bu tar boo xam ne may nañu tey ba kaf amaat beneen xoolin ci wàllu maanaam li nga xam ne mooy stade bi ba d'accord nañu pour yónnee ñu inspecteur ci ay bés yi di ñëw bu ñëwee am nañu yaakaar si suñuy waxtaan ak ñoom ak rapport bi ñu leen envoyé ak ñoom li ñu gis que dinañu maanaam joxe homologation bi d'ailleurs
gis ngeen ko am na dëkk yoo xam ne tey dañ leen ne nekkuñu si liste bi football ñu seen dëkk ñun autorisé nañ ñu jouer te bu ñuy xool tamit ku nangu xool bu baax dina gis ne xëj na pelouse bi si boppam mëtagul ni mu war a mëtee nekk comme fi nag du malheureusement du Liverpool du Manchester City du Chelsea du Naples mais am na coppite mu ngi tane am na stade yoo xam ne yu Afrique yu bare ñoo leen tane ci côté boobu fi ñu toll nii mais loolu doyul nañu li ñu wax rek nañu am exigence def ko pelouse bu mujj ay te tey ci suba am na benn expert boo xam ne international benn société boo xam ne moo def pelouse yi fële ca dëkk bi ñuy wax Cameroun contacté nañ ko attendons sax ca njëlbeen tey la ma confirmé ne semaine prochaine su neexee yàlla dina ñëw pour xoolal ñu gazon bi wax ñu lan moo ci war fii ak ñaari weer yi ñu jëm pour que 7 ans buñ ciy joué mu nekk stade pelouse bu mujj ay. mu nekkoon kon Augustin Senghor ci micro Babacar Seck ci wàccaay defaraat li nga xam ne moo di stade Lat Dior de Thiès laata weeru septembre waaye it di fàttali ni ki ëllëg stade Lat Dior de Thiès boobu dina dalalaat beneen matchu Sénégal ci seen diggante Cap Vert lay doon bu 19h jotee boobulee match ba tey ngeen mun koo teewlu ci seen rajo iRadio 90.3 kon Baba Ndiaye lii moo gënoon fës ci xibaaru tàggat yaram gi. jërëjëf Pape Malick Diaw ci faram-fàcce gi gërëm nañu leen bu baax mbokk yi cànd beeg ñun ci ITV loolee kon moo laf laaj xabaaru marax yi gërëm ñëpp ñu ci jàpp lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje 19h45 ci yaatal bu ci àllande ak Aminata Ndonka jërë ngeen jëf ñu fanaan ci jàmm.